di la gërëm ci déplacement bi nga def di gërëm délégation bi nga àndal di gërëm famille bi yëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp di am contentement ci jaale bi nga def si tey ci nga jaale si nag war nga koo jaale si parce que am nañu ko wax léegi Alaaji Modou Mbaye sa waajur la ki dem doomu Alaaji Modou Mbaye la di sa mag di sa xarit wax nañ ko léegi du tey moo nekk sa tànk yu njëkk fii bi ñuy sos parti bi yaakaar naa ne presque su dul semaine bu nekk wala 2 semaines bu nekk sa tànk dina ñëw fii nga tàllal sa loxo sa mag Aji Woré mu ñaanal la donc loolu mu nekk loo xam ni jig nañu ndax président bi muy génn di doog a ñëw Thiès en 2010 booba ñëw na fii toog fii ànd ak délégation bu mag yow yaa àndoon ak moom ak ñiy toog fii ñoom Salif Dia ak Niass ñoo àndoon ci délégation bi ak sama grand Demba Diouf ak ñoom Abdou Mbow ñoom ñëpp ñu ngi fi woon donc pour wax la ni parti bi ak Aji Woré cosaan la mën nañ wax ni bokk na ci ñi nga xam ni ñoo gën a may doole ci au plan implantation ak médiatisation ci koñ bi parce que booba xamaguñu mais bi président ñëwee fii ñu ni ñëw na kër Aji Woré def na benn effet médiatique boo xam ni après dimbali nañu ci suñu sensibilisation ak vente des cartes yi nga xam ni moo amoon donc loolu muy loo xam ne Aji Woré def na ko man nag bi dëj bi commencé ba léegi sax c'est la première fois may jël parole parce que bëgguma woon jël parole pour wax ñeenti mbir rek si Aji Woré parce que moo ma yar am na ay leçons yu ma retenir ci moom yoo xam ni baax na ma partager ko ak ñeneen pour rappeler ni d'abord lan moo ma indi fii si kër gi sama papa bi muy gaañu maa ngi am fukki at ak ñaar fukki at ak benn fukki at ak ñaar góor gi bi muy gaañu dama doon jooy trop parce que man dama taxoon sama papa su daan tëdd sax dafa ma daan uuf dama ko taxoon mu yàq ma lu ma musaan soxla dafa ma koy jox bi mu gaañoo mu gis ma may jooy dew ma sax ba bi ñuy robbi góor gi dew ma ci rob bi mu ñëw ba ci sama wet ni ma téye sama loxo ni ma noppil yow incha allah dama lay yóbbu Thiès nga jànge ji foofu ma yaakaar ni day caaxaan ma am entrée en sixième mu ni ma doo dem fenn fii ngay ñëw ci man fii laa nekk mu yar ma teg ma ci siraatal mustaqim teg ma ci dëgg teg ma ci jom ak fit ak nangoo liggéey ba ma am liggéey am responsabilité li ma soxla woon yëpp ma am ko am diine am jom am yëpp yoo xam ni ci moom laa ko jàngee Aji Woré ñeenti mbir laay retenir ci moom pour tëj bañ a guddal mbir bu njëkk bi mooy ku nangoo jaamu yàlla la koo xam ni da nga yeewu 4 heures du matin di naafila ba ñu noddu fajar nga doog a julli yow nangu nga jaamu yàlla beneen bi mooy ku nangoo joxe lekk la loolu waa koñ bi ñoo ko seede suy tibb fii suy togg fii mbana lay togg sa kër gi ñi fi nekk matuñu fukki nit koñ bi yëpp la koy séddale day tibbaatee di séddale koñ bi yëpp ku nangoo ku bëgg mbokk la woon aussi moom su gisee mbokk da koy taf ci wetam donc ku bëgg mbokk la woon mbokk daf ko fonkoon bëgg ko lool kooku mooy Aji Woré beneen bi may tëj ak moom mooy ku nangoo liggéey mi ngi noonu parce que kër gi ngeen ni gis moom moo ko liggéey ci njaxam rayante da daan jóg fajar dem di jaay jën ci marché Sam ci jigéen am njaboot ak yëpp bàyyi njabootam foofu di rayante ba def réalisation bu mel nii donc man leçon yooyu laay retenir ci moom ku nangu liggéey ku nangu jaamu yàlla ku am jom ku am fit ku am fulla ak ku am fayda ba nga xam ni képp ku mu yar noonu ngay mel donc loolu laa ci doon sànni monsieur le ministre di la gërëm di gërëm délégation bi imam Ahmed ñu ngi lay gërëm imam Cheikh ñu ngi lay gërëm papa ñu ngi lay gërëm Salif Diapor sa liggéey ñu ngi koy dégg sa taxawaay ci parti bi yàgg na ñoo ànd on est compagnon ñu ngi lay sant di la gërëm Tafa Go ñi ngi gërëm le président Abdou Mbow grand Demba grand laa lay wax parce que yow sama grand frère nga
problème bu mu sa am da nga naan ma booy yow sama rakk nga defal lii ak lii. doyen Niass maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax Omar yow suma xarit nga comme ni nga ko waxee diine moo ñu boole ñu ñaan yàlla continuer ñu ànd ci diine. Ablaye Sow ñu ngi lay sant di la gërëm Mati jiite sama cousine ak famille bi yëpp ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm Maam Ndoye sa taxawaay rafet na ak ñi nga xam ni tudduma leen. Amet sa taxawaay ci sa yaay ñëpp wax nañ ko rafet na ak ci sa sœur yi ñu ngi lay gën a ñaax nga gën leen jàppale na nga téye woon sa yaay nga téye ko sa rakk yi ak sa sœur yi loolu mooy liñ la mën a digal parce que ñaanal nga sa bopp ba pare parce que su fekkee ni sa yaay jóge na fi sant la ci sama kanam ñi fi nekk aussi seede loolu rek doy na ak ñaan donc monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax ci déplacement bi loolu laa ci doon sànni di leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. nga xam ni ndax tey borom këram sama frère mooy jur la Alaaji Sëriñ moom jiite mooy seen papa sama frère papa Alaaji Sëriñ donc li tax sax ñu ñëw ci ko ñoom fële la ñu dëkkoon mais pour gën a suudewu gën a jàppale ndaxte góor yi mu jógee Ndar di jàngale ay frère am ñoo ko seet jàppale ay frère am ñoo ko seet jàppale ci njëkk jàppale fii seen papa la Alaaji Modou jiite ak maire Waré temps yooyu dëkk bi demeewuloon nii maire Waré ak borom këram yàlla may leen wërsëg ndaxte ñoom itam macha allah bokk na ci njëkk am wërsëg ci dëkk bi seen waajur ànd ak seen yaay bu góor gi amoon ay gan ci gàmmu bi seen yaay moo daan jël responsabilité gan yëpp jël ko gan ñi mu gën a fonk nga xam ne bu ñu ñëwee dafa laaj ci pour ñu berneel leen maire Waré moo leen jël maire Waré muy koo xam ni dafa sori woon tukki daal da ko jàppale ñu ne Alaaji Sëriñ bi te am na réussite mën naa laa wax ni 50% yëpp presque maire Waré bi daf ko jàppale bien vrai que frère am yëpp jàppale nañ ko mais maire Waré daf ci raw yemul foofu rek nag dafa dugg ci dëkk bi tam encore bàyyiwul responsable yi ak seen i wareef ci biir dëkk bi da leen a jàppale di dox ci wàllu social nekk marché di ko def commerce. sunu problème lii mooy sama problème yàlla xam na ni yàlla may na ko problème boo ko wax bu la joxee xalaatam boo ko jëfee yàlla defal la ci sutur ci jigéen yàlla may na ko loolu mu éduqué nag ay doomam. Amet mi mooy doomam inspecteur des finances en même temps inspecteur du trésor nekk élément bu ñëpp soxla ci dëkk bi wax dëgg yàlla liggéeykat nag collègue yi bi ñu ñëwee dañuy wax ni yow la ñuy gis ni vraiment ci biir trésor wala finance nga nekk élément boo xam ni ñëpp lay xëccoo nekk inspecteur du trésor finance di ko xëccoo ak trésor ba fi trésor bàyyi ko ak ñoom mu nekk koo xam ni ñëpp xalaat nañ ko ci naw nañ ko ci xam-xamam mais nag effacé wu. macha allah élément la boo xam ni dama la koy présenter encore puisque kii Thiès la dëkk mais waa Thiès soxla nañ ko ñu mel ni yéen soxla nañ ko ci wetam puisque jàngkat la boroom xam-xam la xalaatkat la beneen bi mooy Modou Mbaye ci keppaaru maire Waré la yaroo moo ko yar ci keppaar gi la jàngee Modou Mbaye duma la ko wax mais ku am détermination la. bu xasee ba jàpp dara jàpp na ko jeex na tàkk Abdou Aziz Mbaye ci kër gi la yaroo fii mu ngi ci côté président côté moom la macha allah dëjam la woon dëju président la dëju Marème Faye la ndaxte délégation bu rëy lañ fi yónnee Marème Faye ba pare Aziz ñëw taxawu maire bi vraiment waa présidence ñëw boo ñëwee ci dëj bi da ngay sentir ni dëju président la wax dëgg yàlla waaye nag sa compagnonnage ak Abdou Aziz ak Abdou Mbaye mi macha allah boo ñëwee sa tànk yi dañuy jël tànk yooyu jéggal jox ko moom ndaxte loolu tam lu jaadu la ndaxte seen diggante ñaareel yàgg na te yéen parti bi ngeen ciy dugg macha allah yéen a ci bokk duggandoo yéen a ci bokk liggéeyandoo macha allah mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la kon docteur Tine ñu ngi lay sant di la gërëm di sant de passage sama mbokk mi foo taxawul moo fay taxaw sama gàmm boo ñëwul moom mooy ñëw. te dañuy waxtaan moom sama xarit la dañuy waxtaan lu bëree bëri macha allah
dañuy waxtaan lu bëree bëri dafa may orienté ci yu bëree tam macha allah moom mooy ki nga xamante ni may naa ko ci sama bopp ma def dara mu ni ma ah imam d'accorduma ci lii laa d'accord puisque yow tu es mon ami lii laa lay wax ndaxte ku baax la macha allah Demba Diouf ku baax la ñi nga àndal ñëpp nag ñu baax la ñu ñoom Salif macha allah ci kañ bi la dëkk tam ma Salif moom lañ ko xamee disponibilité toujours macha allah ci côté jeunesse bi côté social macha allah loolu daal sant nañ ci di la gërëm daal bu baax a baax di la wax ni daal sa tànk yi la yoo xam ni famille bi yëpp famille Mbaye Jaxate jiite ñëpp ñu ngi la ci sant di la gërëm ndaxte tam yow tànkam lu woo dara ñu ngi lay ñaanal président wóolu bi mu la wóolu mu gën a yokk te day gën a yokk ndaxte yow yaay fii président de la république ndaxte jox na la cër boo xam ni te cër bi du dara lu dul fidélité rek ak lan ñàkk caaxaan xamuñu la ci ay détails xamuñu la ci ay waxet yooyu yëpp kenn xamul la ci ànd nga ak président fidèle ci sa relation ak moom kon ñu ngi lay ñaanal échéance électorale yi di ñëw incha allahu lu ngeen ci amoon ci ndam mu gën a yokk te dina gën a yokk tam incha allah ndaxte dëj bi tam am na lu mu wane ci biir Cité Senghor ma bëggoon tam c'est-à-dire bu ngeen jógee fii ndaxte fii li fi rot si am na ñaari éléments yoo xam ne bëgg naa ngeen bàyyi leen xel bu baax a baax ak nu mu mënti demee bëgg naa ñu bàyyi leen xel muy Ahmed Djité mi ak Modou Mbaye mi ndaxte seeni mbokk ci boppam ñooy réclamer seen cër du cër waaye ñooy réclamer lu tax ñoom dégguñu leen mais dañoo laajul dara looloo tax waaye man mi nga xam ne dañ maa wékk nag kilifteef gi nag ñi maay imam famille bi yow yaay bopp bi nag docteur Tine man maa ngi lay ñaan ñii ñu boole leen ci responsabilité dëkk bi loolu dama la koy ñaan nga bàyyi ci xel ndaxte ñoom lu ñu am jox nit ñi kii moom du wax dara day liggéey rek moom day liggéey rek moom macha allah mais nag bëgg naa vraiment ñu ne koñu famille El Hadj Ousseynou Djité au moins am nañu un responsable boo xam ne bokk na ñu koy gis muy wax di teggi te Modou Mbaye mi vraiment mérité na ko Amet mi mérité na ko vraiment macha allah loolu daal laa ni dinaa ko mënut a ñàkk ma wax autorité bii nag yaa fi njëkk ñëw ci autorité bu ma wax loolu. Amel Lamine mu ngi nii sama rak macha allah moom imam macha allah moom itam ñoo bokk lépp bu ma waxee moom moo wax tabarkalla su ko defee loolu. soxna si fi jógee yàlla na ko yàlla yërëm ndax man Amadou Mbaye moom ma booleeg man fii laa ko fekk ma fekk mu uuf bana di togg muy joxe keroog téye na ma kaay añ ma ne ko noonu dama yàkkamti suma mag bon di gërëm aussi di jiital ci nuyoo bi suñu xalifa bi di Cheikh Tidiane Djité Cheikh Tidiane Djité ku baax la rakkam bi sama xarit la dañu ànd fu bari kii damay dégg ay jëfam ci ndeyam man du ma seede ci nit lu ma xamul kii it man li ma gëm rek laay wax nee naa ko bu ñëpp meloon ni département bi mel commune bi am problème président man sama dëgg xëy na du ma ko fréquenté lu bari mais ku baax la ndax mosoo dégg kii wax lu ñaaw kii sama xarit la Demba kii dama gisee ak moom 2 jours yu ne pour mi sama xarit la tabaako fu ma romb gaane Ablaye Sow mais maa ngi koy gërëm di ko sant sama xarit la sama wëlëre la comme man Thiès ñëpp samay xarit lañu mais dama bëgg damay yóbbante gis nga Amadou Mbaye mii toog ci jumaa lañu ci jàkka lañu xamante wa ma shahidna illa bi ma alim na ñu fasante wëlëre muy ku baax muy ku gore dimanche bu nekk këram laay dem ñu ma dëkkandoo ju toog waxtaan mais dama bëgg li imam wax ci laay dellu ndax mooy suñu kilifa li suñu xalifa Baye Ousseynou Djité na ngeen ko bàyyi xel nit ku goree ngi nii nit ku baax a ngi nii mais aussi yi kenn gënu la yal na la yàlla jàppale ndax man boo gisee aussi ma sañ li may wax man yàllaa ma teral ak Seydina Mouhamad ki ma jëndal oto dafa jënd oto bi jënd ko ci Seydina Mouhamad muy Mor Gueye topp na bi moo ma gis te Mor moom ñëpp a nangu Cees kenn gënu ko fi baax kenn gënu ko fi def social am na yu bari man maa koy tere sama naan bul demati ci lu bari nit ku baax la te dégg naa muy wax ci yow lu rafet yàlla rek a tax may wax ak yar ak Demba Diouf mii toog ñuy wax ci yow lu rafet mais yow nit ku baax la ndax Augustin kenn mosul dégg ku mu xas kenn mosul dégg mu jël rajo bi di wax dara commune bi nga yor département bi nga yor yal na la ci yàlla jàppale problème amu fa nga ne président nag nañu dimbale ñu defaral ñu suñu commune bii ñu génne nit ñi pour jàppale ko mu mën a am 2e mandat bu sedd guy mais nii di commune bi di doxe du baax dañu waxante dëgg nga baal ma nag man nii laay waxe yàlla yonent bi yow ñoo ngi lay ñaanal yàlla nga gën a gudd sa baay fan ameen mii na la leer na sama xarit sama wëllëre la dañuy ànd lu bari mango di waxtaan yow it
lépp li ngay defal sa waajur dégg nañ ko yal na la yàlla jàppale Ablaye Sow jërëjëf famille bi yéen ñëpp yal na leen yàlla jàppale ñas mi ti góor ku baax la Augustin yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal ku baax nga jërëjëf. di leen wax nag suñu mbégte xam naa li may wax sax du sori parce que lu ci ëpp ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko kàddu yu yiw la kàddu seede la ki fi jóge ci man moom laa jëkke di leen seedeel mbaax gi mu am kóllëre gi mu am sincérité bi mu am nungoo joxe ñam gi mu am kuy dem war nga ko yóbbaale ndax ñun ñi ay jigéen lañu waaye Adja Woré royukaay lañ ko def Adja Woré àddinaam yépp def ko lu dul togg yàq jox doomu aadama yi ñu lekk yéena ñëpp jàmm li Cheikh wax rek macha allah xelam ni mu meloon boo duggee ci moom dina la tekki yoon woo xam ne bii boo ko jaaree doo juum muy jeeg ju ndaw ji sëy muy mag ñi fi nekk muy ñi mu séqal àdduna te nit ñi doyewuñu nit dara lu dul lool ci àdduna dañu koy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko yàlla defal àjjanay firdawsu te am nañ ci yaakaar nag ndax lii Ameth wax rek moo am sincérité moo ko bàyyi woon ci lii mu nekk musul bouger ci li mu nekk teg nit ñi soxla woon nañ ko ndax boo nekkee nitu nit ñi yàlla def la nga am fulla am fayda am personnalité say moroomu jeeg naw la yéen ku mel noonu ngeen di soxla ku ne ñëw na fii ndax bëgg ko waaye fitam ak jomam ak dëggoom moo ko may ci li mu nekk ci doomam yi nag jaar nañu tànk yooyu Cheikh li nga wax rek laay wax Modou Mbaye mi ak Ameth vraiment man bu ma sañoon ngeen geesu leen bu baax parce que ay membre la kii c'est un travailleur diplômé IGF xoolul dara gisul dara dul liggéeyam le président a besoin de lui parce que il est sincère du li may wax parce que li mu nekk sama doom a tax mais dama ko xam maa ko jur may ko sama taax bu jigéen mu yoral ma yoral ñëpp yor famille bi yëpp soxla nañu ko nag soxla nañu nag président vraiment soxla nañu parce que il mérite ça Modou Mbaye mii maa ngi moom ay collègues la ñoo bokk benn école dama ko daan wax naan di nga daw ba dee ba say préparation sa classe doo ko tal tout le temps mi ngi nekk ci ay réunion ay dem fu ne ndax bëgg Macky rek ci xolam dafa bëgg Macky Sall ci xolam te loolu mi ngi ko duppee ci magam ji ko yar mu nekk ci kër gi ndax Adja Woré moo ko yar xamul fenn moom Adja Woré rek la xam Adja Woré rek la xam ajjuma ji jot fii lay juyee rien que pour bëgg ñëw ziar magam moom itam vraiment soxla nañu nag ngeen gestu ko yow xam naa ne xaritam nga ndax damay wax ak yow man ñëw naa un jour sa kër ba Fandène parce que dama loolu indi lettre sama conférence bi may def chaque année ñëw naa ba foofu discuter naa ak yow waxtaan ak yow xam naa xàmme woo ma fàtte nga ma mais man fàttewuma la ndax kii moo tax duma la fàtte ak Adja Woré moo tax duma la fàtte ñi ngi leen di sant nag di leen gërëm neel président kontaan nañu lool président li mu def dafa rëy nañu jël Adja Woré yóbbu ko man ñi jëkk opposé ci laa bokk parce que gisoon naa ko xamoon naa ni mel ma ne Ameth c'est pas la peine nañu toog mu ne ah Azize nee na président nee na nañ ko indi léegi ñu yóbbu ko Tunisie ma ne ko nañ jàpp ci yàlla rek loolu rëy na ci ñun won na président won na ni lu ko Adja Woré lebaloon rek fay na ko keroog ndax nekk ci moment boobu mu ne nañu ma ko indil ñu dem yóbbu ko loolu du lu tuuti lu rëy ci ñun la neel président kontaan nañu ñun famille bi yëpp ñu ngi dellu di ko boole kuy doomam kuy xaritam kuy am di jaamam kuy xeetam rek geste boobu mu def kontaan nañ ci nekku ñu ngi koy remercier te yow itam ñu ngi lay remercier yow boo yabaloon rek kenn doy na ça suffit largement mais xoolal délégation bi ngeen àndal Salif mi sama doom la moo sama doom bu góor ay ami intime lañu ñooy ànd moom itam mi ngi liggéey lu rëy ci dëkk bi di leen liggéeyal moom itam doom la moom itam ma jur ko ndax sama xaritu doom la pour gàttal daal dañ leen di wax ne daal ñun bëgg nañu Ameth mais dafa jëlul parole waaye moo gën a bëgg Ameth Lamine ndax amul moom itam lu dul yaayam tey bu Adja Woré Mbaye yaayam la Cheikh wax na lépp ñun daal fii kër gi tey na ngeen seede ne président bu ngeen demee wax ko ni ko kontaan nañu
cocc ba cosaan kaw ba mag taaw ba caat famille bi yëpp a kontaan li mu wax dafa rëy indil leen ma ko yóbbu ko Tunisie ñu faji ko kooku wan nañu ni soxla na woon na Adja Waré wan nañu ni Adja fi mu jaar ak moom xam na ko wan nañu ni yëg na Adja Waré bu sañoon tey lu ñuy jaay Adja Waré jóg taxaw kon dina ko def ndax geste boobu tuutiwul ci ñun c'est un geste très noble kontaan nañu maa ngi leen di sant nag di leen gërëm yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla di leen balu àq yéen itam lu si juum nag doomu aadama buy wax rek la merci beaucoup.